ñu ngi fay woo waa Kaarang waaye waa Kaarang mosu ñëw uyoo foofu ndax Kaarang depuis bañ commencé voté mbiru mairie ba léegi jiitaluñ si mbiru xaalis jiitaluñ si mbiru financement élection yi fi am yëpp ki nga xam ne moo ëppul financement si candidat yi mosu fi gagné élection du 2009 te du 2014 kon leneen bu ñëwee tamit am nu muy waxee am nu muy defee dañ koy seetaan rek ndax waa Kaarang yi am nañ fulla ak fayda bu day ne wax dëgg yàlla saa su ñuy wote li ñuy jiital mooy jikko nit ka ne Ousmane Sène ba muy falu bu fekkoon mën rek la kenn du ko fal bu nekkoon am la rek kenn du ko fal Ndiogène Gomis ba muy falu bu nekkee mën la kenn du ko fal bu fekkee am la kenn du ko fal seeni jikko leen jiitaloon kon ñoom tey war nañ bàyyi loolu xel ndax ku si nekk daa si dégg ngay wax naan kii moo mën kii moo am mais kii moo mën kii moo am taxul ñu fal ndaxte wax naa ne dëkk bi kenn du ko yoree xaalisam li nga yore di ko joxe campagne moo tax nga joxe ko parce que balaa ñu doon campagne joxe woo ko woon kon su fekkee da nga koy joxe tey mu jaral la nga dugg si dëkk bi fu nekk nga yëg di joxe c'est parce que dafa am looy séntu loolu nag joxe taxul nga jot si loolu wax lu leer mooy tax nga jot si teg lu leer mooy tax nga jot si xam sax luy soxla nit ñi mooy tax nga jot si parce que man lu ma comprendre léegi mooy ñu nekk di xacool si dëkk bi vraiment xamuñ lan mooy soxla waa dëkk bi ndaxte mbir soo xamee nit ki soo xamee lan mooy jàngoro lu mu boni boo toogee ak moom wala boo taxawee yor micro di nga ne jàngoro bii lii laa koy saafara mais nag soo xamul jàngoro bi doo mun a indi saafara te jàpp naa ne tey loolu lañ gis amuñu benn proposition de solution par rapport aux difficultés des populations amuñu benn proposition de solution par rapport aux préoccupations des populations mais kon yow buñ la joxee qu'est-ce que tu vas faire lan ngay def li mooy nekk fii di assurer dem ñëw ba affaire bi jeex nga ne waaw def naa fi lii te li nga def kenn mënu si teg bët ndaxte loolu moo ñu dal ak ki fi nekk wax naa ko di ko waxaat dama ne nañ ñu expliquer lan lañ nar si dëkk bi expliquer ñu yan solution lañ amal doomu aadama yi man nag solution yi moo yor tey dinaa si waxaat yeneen ndaxte man dama bëgg ëllëg si biir su fekkee jox nañ ma solution yu may wax bu si nit gisut mu mun a taxaw ne ma yaa fi wax lii te defoo ko ndaxte loolu moom mooy mun a permettre nit ñi évoluer ma dama ne Santhie Sady c'est le quartier le plus populaire de Kaarang loolu si tubaab mooy quartier bi nga xam ne moo ëpp doomi aadama yi fu ñuy yeewoo su dëkk bi kon Santhie Sady dafa am loo xam ne képp koo xam ne yor nga dëkk bi war nga ko mun a bàyyi xel ci loolu mooy nit suy dund si bërëb dafa am yoo xam ne ak dundam ñoo ànd yooyu su manqué dundin bi dootul neexati yooyu su manqué dëkkin bi dootul neexati te loolu dafa jot pour que waa Santhie Sady ñoom ñu xam loolu Santhie Sady pèse lourd sur la balance Santhie Sady poids bu réeree la am si dëkk bi kon dafa jot wax dëgg yàlla poids boobu noonu ñoom ñu xam ko incarné ko di ko dox bañ a jël quartier bi moomale ko ay nit wala jël quartier bi moomale ko ay xeet Santhie Sady quartier cosmopolite la quartier la boo xam ne xeet yépp a fi nekk ñu dëkk fi si li nga xam ne si harmonie dëkk fi si jàmm ak salaam kon dafa rafet dëkkin boobu noonu ñu war si mun a jaare tamit pour def de tout pour li nga xam ne moom mooy seen mébét li nga xam ne moom mooy seen coono li nga xam ne mooy seen jafe-jafe si dëkk bi ñu taxaw si pour ñu mun leen ko fajal su loolu weesoo maa ngi leen di yëgal ne tey fii si Santhie Sady dafa doon quartier boo xam ne activité bu fi gën a am solo mooy le petit commerce maanaam jënd ak jaay bi nga xam ne jigéen ñi ñu ngi si te di ko defee si frontière borom jakarta yi nga xam ne ñu ngi fi dëkk te ñuy liggéey lu si ëpp si frontière charretier yi nga xam ne ñu ngi fi dëkk te ñuy liggéey lu ëpp si frontière ñu constaté ne ñu nekk si secteur boobu noonu saa su ne dañu am jafe-jafe ak yoon saa su ne dañu am jafe-jafe soit ak police am jafe-jafe soit ak gendarmerie am jafe-jafe soit ak douane mais saa su yu mel noonu amee dañuy wéet duñ gis ku leen taxaw duñ gis ku leen jàppale am neex na lool waaye nag waru la jaral sa ngor am neex na lool waaye waru la jaral sa dignité ndax
ndaxte loo fi gis dafay jeex te si ay nettali lay mujj kon ñu bàyyiwante xel bu baax te xam ne incha allahu rabi comme ni mu koy waxee bés bu ñu nga falee maire nañ xam ne population yi nag ñu ngi doog am avocat ndaxte ku si nekk ku ne lépp loo xam ne sa soxla la wala lépp loo xam ne sa yitte la wala lépp loo xam ne sa jafe-jafe la incha allahu rabi boo gëstoo di ko gis ndaxte nag commencé nañ ko te faluwuñ kon suñ ñu falee def ko day gën a yomb kon ñu ngi jël engagement di wax ne incha allahu rabi muy borom Jakarta muy borom charrette parce que borom charrette yi sama yéene si ñoom mooy delloo leen si tali bi parce que li nekk di am vraiment dafa métti munoo dëkk Kaarang ñu ne charrette du jaar si tali bi parce que ñii dañoo dëkkee côté bii si tali bi ñii dëkkee côté bii si tali bi kon boo toogee nga ne charrette duñ jaar si tali bi jafe-jafe day ñëw ndaxte borom charrette yi ñoom tamit tali bi lay yaakaar pour mun a am la léegi nag lu des àdduna loo gis dañ koy réguler loo gis dañ koy organiser buñ sa yeggee ñi nga xam ne ñoo fi nekk te yor responsabilité yi dinañ wax ak ñoom wax ak tamit ñi nga xam ne ñooy responsable borom charrette yi wax ak ñi nga xam ne ñooy responsable borom Jakarta yi wax ak ñi nga xam ne ñoo nekk si booda bi ku ñu xam ñu ak waa booda tey yi ñuy wax groupe Dalasi ku xam Pa Modou rek xam ko ak waa groupe Dalasi yàgg nañoo dox yàgg nañoo ànd yàgg nañoo jëflante yàgg nañ naa leen taxawu yàgg nañ ma taxawu te jàpp naa ne ba may def loolu lii mooy wut utaguma ko kon su ma ko amee jàpp naa day gën a yomb te su ma ko amee du yem si ñoom du yem si benn koñ du yem si benn catégorie du yem si benn religion du yem si kenn population bi yëpp lay àndal mbir mi problème mu waa Kaarang yi la ñuy taxaw pour régler ko mbir yi problème mu jeunes yi la ñuy taxaw pour régler ko aujourd'hui tey Kaarang soo fi nekkee da ngay mel ne dëkk bi bokkul si Sénégal pour nga gis jeune bu Kaarang boo xam ne am na financement mu boo xam ne état boo ko joxee problème la lu ko waral xanaa dëkkuñ si Sénégal li ko waral maa ngi koy wax saa su ne problème de leadership la li ko waral problème de responsabilité la li ko waral problème d'engagement la parce que nee naa saa su ne bu fekkente ne lu ñëpp di am la ñuy am kon ñun amaguñ dara te saa su ne nag lépp lu ñu séddale si réew mi Kaarang mosu si am privilège Kaarang li muy am loolu c'est par la force des choses lu muy am c'est par le poids de la population de Kaarang aujourd'hui suñ leen waxee ne Kaarang am na 8 écoles c'est parce que actuellement les effectifs de Kaarang sont pléthoriques obligatoirement il faut ñu créer école yu bees mais loolu noonu nekkul réalisation parce que c'est les populations ñoom ñoo dem ba toll foo xam ne salle de classe yi même c'est des indicateurs yoo xam ne au niveau de l'IEF gars yi dinañ xam ne ñii obligatoirement il faut qu'on ouvre d'autres écoles mais lu ñuy xaar mooy li nga xam ne moom la ñuy séddale si réew mi nit ñi di si jot di si defar seen dëkk li nga xam ne moom la ñuy séddale si réew mi nit ñi di si jot di changer dëkkuwaay yi ñu jot si loolu nag lu ñu koy may mooy que ñu am un leader confirmé lu ñu koy may mooy que ñu am un leader audacieux parce que saa su ne dama koy wax il faut que ñu am un leader audacieux et véridique man Pa Modou wax dëgg yàlla saa su ne dama koy wax dama ne man njiit bu tax may rey son bopp wala ma koy topp mooy njiit boo xam ne dafa dëgg mais xaaruma njiit bu baax njiit xaaruma si yow baax lu may xaar si yow mooy dëgg parce que saa su ne rek dëgg boobu soo ko defee incha allahu rabi li ngay def ñëpp dinañ si gis seen bopp mais soo baaxee di nga def loo xam ne waroo ko def ndax sa mbaax te loolu fuite de responsabilité la kon ñu ngi leen di wax ne wax dëgg yàlla ñun jël nañ engagement solennel pour wax ne dañu bëgg a redresser la commune de Kaarang à travers 10 décisions majeures te 10 décisions majeures yi wax nañ ko problème de ndox mi wax nañ ko aujourd'hui Pape Diago wax na ko affaire ndox bi au niveau de Santhie Sadi danaa ko waxaat le forage de Santhie Sadi est implanté à Santhie Sadi mais ne dessert pas Santhie Sadi il faut ñu comprendre loolu maanaam forage bi Santhie Sadi lañ ko defar mais jógul pour jox waa Santhie Sadi ndox forage bi lu ko yëkkati mooy mu appuyer le premier forage de Kaarang te loolu lay def di nga gis koo xam ne moo forage bi 10 mètres wala 15 mètres wala 20 mètres du am ndox parce que ce forage là n'a pas son réseau autonome
forage bi amul réseau boppam si réseau forage bu njëkk bi si lay reversé kon loolu bu dee am yéen balaa ngeen am ndox il faut que ñu nekk si réseau forage bu njëkk bi am ndox ba pare ngeen doog a am wax naa lu bëri si forage bi te loolu ma wax si forage bi nee naa soxlawu ma 1 mois pour régler ko li ma wax si hôpital bi soxlawu ma 1 mois pour régler ko lu ma wax si problème mu jiw yi soxlawu ma beneen nawet pour régler ko nawet bii di ñëw incha allah rabi su fekkee ñoo falul incha allah rabi dinañ ko régler li ma wax si projet yi nee naa le crédit municipal de Karang incha allah rabi bu ñu falee si même année 2022 bi dinañ ko taxawal la mutuelle de santé de Karang si 2022 bi dinañ ko taxawal la coopérative d'habitat de Karang si 2022 bi dinañ ko taxawal nee naa l'unité communale de gardiennage et de sécurité si 2022 bi dinañ ko taxawal le centre communal d'incubation pour métier de jeunes et de femmes si 2022 bi dinañ ko taxawal ndax centre boobu mooy bokk mu dina doon projet bu ñuy njëkk a taxawal ndax suñu yéene moo ñu jàpp si employabilité ak emploi des jeunes